Votre horoscope du jour. À présent, votre horoscope du jour. Horoscope du jour. Ah voilà rek. Seydina doxalal non micro bi moo faible. li xoolal baatu laaj bi ni mu wàccee. waaye repeat. Seydina doxalal. macha allah. jaajëf comme ni ñu koy faral di defee saa su ne tey yemboog alxames fukki fan ak juróom-ñett weer waa ngi xóot. non mais sa xel dal na. bu baax. waaw waaye gannaaw suba lay gën a dal. la fay sama xel la fay moom ñi ci suuf damay ñëw fekk le bu may jëli journée ay fekk ñuy def état ba ne yónnee nañ ko ma ne daa ñoom année bi nekk seen ñu ngi leen di bonne écoute à vous. voilà donc fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet ci atu ñaari junni fukk ak juróom-ñeent ñuy koy dooree ci bélier yi ginnaaw bi ñu pàccale ci fukki signe ak ñaar ñuy wax ci wàllu amour santé ak travail amour boobee nag dafa wax ne yéen ñi nga xam ne yaa leen ni bélier tey bu leen hésiter pour tey waxtaan ak ki nga xam ne da ngeen di bëgganteel ba yenn réeroo ak ñagas-ñagas yi nga xam ne amoon na seen diggante loolu nekk li nga xam ne di ngeen ko trouver solution wala trouver ci maanaam daal lu waxtaan wa juboo ci wàllu it santé da ngeen di nekk nit ñi nga xam ne soxla ngeen am bon moral loolu nag li nga xam ne moo ngeen mën a def mooy épuisement physique coono gi nga xam ne dafa nekk yéen fexe leen mu deñ ci wàllu liggéey da ngeen di nekk nit ñi nga xam ne tey nekk na journée boo xam ne boo leen amee ay revendication maanaam daal ngeen bëgg a waxtaan ak seen supérieur ñi leen féete kaw pour revendiquer ak ñoom revendiquer daal loo xam ne seen bëgg-bëgg la boo leen ko defee tey di ngeen ci am ndam ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taureau yi nee na ginnaaw bi ngeen amee ay jafe-jafe tuuti ak ay échec maanaam daal ci wàllu vie sentimentale wala ngeen daal am déception yoo xam ne daf taxaw tey jii dina am benn invitation bu surprise boo xam ne leen taxaw te loolee bu fekkee ñëw na dina baax ci yéen parce que dina leen jàppale ba ngeen mën a am li ngeen bëgg wala delluwaat ca la nga xam ne moo nekkoon seen xeetu mbëggeel boobu ngeen bëggal ci wàllu santé da ngeen nekk ni nga xam ne soxla ngeen relaxation tey moo xam da ngeen di dem géej wala ngeen di dem ci ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu pour ñu mun leen ko defal maanaam ci wàllu ay massage ak xeet yu demee noonu ci wàllu liggéey it yéen seen jëm boobu tey dafa nekk journée boo xam ne dafay soxla maanaam effort dafay soxla motivation boo leen ko defee rek di ngeen am li ngeen xam ne da ngeen koy bëgg ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémeaux yi ñoom dañu nekk ñoo xam ne ci wàllu wër gi yaram war ngeen retrouver bonne mine noo leen ñuy def mooy ngeen defal jus wu carotte boo leen ko defee tey naan ko rek incha allah di ngeen gis ne jafe-jafe yi ngeen amoon ci wàllu bët ak xeet yu demee noonu yëpp dafay nekk loo xam ne luy bàyyi lay doon. boo amee orange Maroc aussi nga defaale ko ci. orange Maroc nga boole ko ci carotte bi day gën a mucc ayib rek kooku laaju bon plan moom moo ko wax donc ngeen bàyyi si xel baax yéen Gémeaux yi carotte jus wu carotte ak orange Maroc ngeen boole ko defal ko dina baax ci yéen ci wàllu santé yi ci wàllu professionnel da ngeen nekk nit ñi nga xam ne projet yi nga xam ne amoon ngeen ko mu xawoon suuxandi nee na fi mu nekk nii projet yooyu day jàppandi ci wàllu amour it da ngeen di nekk nit ñi nga xam ne bu ñu xoolee tuuti par rapport ak wàllu togg ak wàllu bricolage ak yenn xeet yooyu baax na ci parce que boo leen koy def doo leen xuloo ki ngeen nekkal ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi mu ne yéen da ngeen nekk ñi nga xam ne da ngeen sérieux trop ci lépp lu jëm ci wàllu dox ànd maanaam daal ci wàllu labat loolu nag doon na loo xam ne tey jii incha allah rabbi boo leen ci taxawee dëgg bu dee ay célibataire ngeen di ngeen am li ngeen bëgg bu fekkee ay mbali ngeen tamit seen soxna dina dem ba commencé bàyyi xel ci yéen bu baax a baax ci wàllu santé na ngeen gérer seen fatigue am tranquillité ci seen bopp pour bañ a am ay stress ci wàllu liggéey sur le plan professionnel da ngeen di nekk nit ñi nga xam ne da ngeen ibbi seen bët seen i gët ngeen xool ñi nga xam ne da ngeen di liggéey ak ñoom te ñu nekk ñoo xam ne ñu honnête lañ ñu sérieux lañ surtout boo leen deg séqee da jëm ci wàllu ay jënd ak jaay ñi nga xam ne ñoom ñooy lions yi nag mu ne ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne tey jii nii dañu am désir maanaam bëgg-bëgg am lépp ci biir loolu mun na jàppale de waaw non waxuma ko lii kii wax rek laa wax nee na tey dangaa indi jàmm sa diggante ak Seydina waaw tonton Daouda sama micro bi aussi doo ma si dimbali tamit wax ji ñett la dégguma sama bopp waaw yaa ngi dégg donc dégguma sama bopp waaw laaj xaar yi nànk rek laaj mais horoscope waaw nànk rek bàyyi waaw bàyyi rek na sedd waaw bàyyi rek doxalal waaw donc mu ne loolu dafa nekk li nga xam ne nii def ci lion yi ñu ne mu ne ñu ñëwaat ci lion yi donc tey jii da ngeen di marqué désir pour mun a taxawal lépp ci biir loolu mu ne nag trouble yi nga xam ne da ngeen koy am dara indiwu ko lu dul ay caprice mooy lii laa ngi def léegi rek. ah du yaa ngi may tooñ de. maa ngi jégalu mu ne loolu ay caprice donc ñoom mi ngi nii ay caprice la gis nga. je me sens pas concerné. waaw léegi mu ne lion yi loolu dafay nekk li nga xam ne dafa siy taxaw léegi ci wàllu woowu mu ne moral bi nag dafa nekk li nga xam dafa nekk en berne
xam nga benn mooy comme bu dee drapeau ñu wàcc ko en benn. ça y est man je suis très bien en ce moment. voilà donc non moral lu Lions yi moom mooy nekk ci côté boobu et puis sax xam nga suba comme Lions yi dañuy football tamit c'est normal suñu moral yi xaw a nekk di wàcc gagné léegi mu ne loolu nañ si bàyyi xel baabaay ci wàllu liggéey aussi dañu gis ne amul problème sur le plan professionnel wax dëgg yàlla dina am concentration boo xam ne boo leen ko defee di ngeen am li nga xam ne moom mooy ndam ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi da ngeen di soxla temps soxla diir soxla dal pour mën a réfléchir pour mën a repartir sur de nouvelles bases plus solides loolu nekk na loo xam ne boo leen ko defee tey ci wàllu vie sentimentale day jàppandi ndax di ngeen am ay solution ci wàllu santé it résistance physique baax na ngeen di lekk ay lekk yoo xam ne da leen may doole may leen kàttan lu ci mel ni fer wala ñebbe wala cere wala lépp loo xam ne daal am na wala lentille yooyu dafay baax ci wàllu professionnel bu leen hésiter jël parole wax seen xalaat faut s'assumer. il faut s'assumer boo leen ko defee di ngeen am li ngeen bëgg ñu dem ci juróom-benn signe mujj yi dooree ko par balance yi mu ne yéen bu dee ay célibataire ngeen tey di ngeen am rencontre bu am solo boo xam ne dina dal ci yéen léegi nag ci biir loolu da ngeen di am ay xel ñaar di laam-laamee jalu ko ragal du jëm guy foncé di ngeen am li ngeen bëgg ci wàllu santé nag éviter leen yenn activité physique yi nga xam ne dafa intense day indi ay problème ci wàllu ay déchirure ak yu demee noonu sonnal seen muscle seen sidit yi ngeen bàyyi si xel bu baax a baax léegi nag nee na ci wàllu professionnel ci effort professionnel yi nga xam ne da ngeen ko doon def rawatina jamono yi ñu weesu ngi na da ngeen di commencé di am ndam jëm ci côté boobu donc kon déjà loolu tamit dafay baax ci yéen ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi ñoom li gën a fës ci ñoom mooy conflit réeroo ñàkk bokk gis-gis bi nga xam ne am na ci waaye lenn dong lañ leen di jox conseil mooy nañ maîtriser seen bopp amul leneen kese maîtrise bu ñu ko defee dinañ ci gën bu ñu ko deful jafe-jafe day am. retenue dafa baax. kese ci wàllu santé amul problème ça va mu ne na ngeen di moytu rek nit ñi nga xam dañoo am yenn feebar contagieuse yi yooyu maladie infectieuse yeeg yooyu. waaw yi wàlle nañ ko moytu daal bu ñu ko moytoo rek seen wàllu wér-gu-yaram mën na kii ci wàllu professionnel mu ne chance yi ngeen am pour mën a réussir dafa gën a multiplier wu. kon nag buñ ci taxawee waaw dañ ci taxawee dem ci àll day baax ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi mun a yéen bu fekkee ne fan yi da ngeen gis ne ki ngeen di bëgganteel daf leen xaw a bàyyindiku tuuti du dara daa nekk ci moment yoo xam ne neexul yéen ñëw leen dimbale ko moral ça arrive moral boobu moo dem ci wàllu santé sax wax ne seen moral dafa wàcc dafa low trop donc dina baax ci yéen ba pare loolu dafa dem sax ba topp leen sur le plan professionnel ba leen indil tuuti jafe-jafe wala gàllankoor yoo xam ne dafay nekk ci ñoom donc kon déjà sagittaire yi tey seen journée vraiment du ko tax a neex noonu ñu dem ci ñetti signes yu mujj yi nag dooree ko par capricorne yi rencontre amoureuse yi nga xam ne fan yi daal dafa xaw a rare surtout célibataires yi nekk na loo xam ne léegi mu jeex boo leen bougé dox tuuti rek incha allah rabi di ngeen am li nga xam ne da ngeen ko bëgg ci wàllu santé nee na seen tonus dafa nekk en hausse ce qui est normal léegi nag ci biir loolu di ngeen gis ne lépp li nga xam ne yaa ngi si nekkoon daal ci wàllu wér-gu-yaram dafay nekk loo xam ne incha allah rabi day ñëw jàppandi ci wàllu liggéey tamit yéen da ngeen di am volonté am gëm-gëm am pas-pas am xarañte boo leen ko defee am ndam ñu dem ci avant signe bu mujj bi muy verseau yi mu ne seen vie de couple dafa nekk une vie amoureuse sereine tey nag dafay nekk loo xam ne bu dee ay célibataire ngeen bàyyi leen xel ñaar ak laam-laamee bii nga xam ne da ngeen koy am da ngeen xuus dem ci li ngeen bëgg di ngeen ci am ndam rawatina ci wàllu mbëggeel ci wàllu santé nag seen hygiène de vie li ngeen di lekk li ngeen di naan fi ngeen di tëdd ak ni ngeen di doxalee boo leen ko defee am wér-gu-yaram boo leen ko deful tawat ci wàllu travail aussi mu ne bu leen découragé gis ngeen ne jamono yi nii affaire yi doxuloon comme li nga xam ne noonu ngeen ko doon bëggee mais loolee mi ngi ñëw jeex ba ngeen mën a jàll dem ci leneen ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy poisson yi nag moom mooy signe bu mujj bi tey nag di journée boo xam ne journée bu baax a baax a baax la wax dëgg yàlla pour ngeen mën a protéger ki nga xam ne da ngeen ñuy bëgganteeg moom ci seen famille waaye bu dee ay célibataire nga da ngeen di nekk nit ñoo xam ne tey gi boo leen jógee dox dem lijjanti seen wàllu relation sentimentale da ngeen ci am ndam ci wàllu santé seen défense immunitaire yi mi ngi commencé di néew doole da ngeen ko renforcer waat xaw ma garab ngeen di jël wala ci ay produits naturels wala lu mu nekk mais daal na ngeen ci jël ay conseils daal ci ñi nga xam ñi ngi ci wàllu santé ñu wax leen ci wàllu travail également da ngay wax ne da ngeen am benn expérience boo xam ne boo leen ko mettre en valeur al tey da ngeen di am ndam waaye nag nee na soyez modeste modeste dafa nekk loo xam ne lu baax a baax la donc horoscope bi tey daal buñ ko xoolee ci loolu lañ si doon wax mais sagittaire yi daal la seen mbir doxul tey sagittaire yi ñoom seen affaire doxul tey quoi mais sinon à part ça hygiène de vie la wax ñeneen ñi ci wàllu vie sentimentale nañ jóg dem dox liñ si war a ñi nga xam ne dañ nekk en couple ñu fexe juboo di dox ak compréhension dox seen diggante ba la ko defee dëgg. macha allah merci beaucoup Seydina borom ñaari galon yi mu doon horoscope si kàllaamaay wolof kàllaamaay Kocc xam ngeen ne nag la poste.